salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo na mu gënee tedde ziar leen na mu gënee selle ñu leen di ñaanal fu ngeen toll yàlla di leen dolli barke ak leer ngi sàkku ñaan ci yéen ñu bokk ñun ñëpp di sant di ca sax di santati di ca wéy te bañ di ko wax rek xanaa di jéem di ko dunde def ko état d'esprit ndax moo ñuy jariñ ci li ñu yàlla dig ni bu ngeen ma santee ma dolli leen dana dolli barke dolli leer te ñaar yooyu tabaarakallahu mooy gunge nit fii te moo koy taxawu tam ëllëg yàlla nañ ko yàlla boole defal ñi ñaan saa yu ñu yewwoo yàlla defal ñu yoolu quran al fajr inna quran al fajri kaana mashhuda te tabaarakallahu ñu ngi ci seen darsu téeméer ak ñeent ci suratu yusuf waaye di jiital rek di jégglu jamono bi dafa nekk jamono vacances te xale yi bu ñu nekkee vacances scolaires dafay jaadu nga génne leen léeg-léeg environnement bi ñu nekk pour ñu changer tuuti surtout ci jamono sedd bi kon xam naa dañuy nekk ci ay tukki yoo xamante ni mënuma dogg ci ne dars bi dana régulier waaye bu ñu ko gisul rek ñu xam ne dafa jàppandiwul rek ñu kon ñëw ba tey ci aaya bi ñu nekkoon te mooy aaya 25 bi te mu tàmbali woon ca wastabaqal baaba léegi nag booy xool scène bi boo demee ci lenn ci téere xisa yi jukki xisa Yuusuf bi nga xam ne yàlla moo ko tudde ahsanal qasas kon loolu jar na gëstu am na ci benn bindkat bu ñuy wax Ali ibnu Jabir al Fayfi bind na ci benn téere bu ñuy wax Yusufiyaat nga xam ni ñu ko doon waxee ca njaal benn ba thématique yi nekk ci saar bi moom noonu la ko génne moom defe naa fukki tam la ci génne ñun defe naa génne woon nañ ci lu ëpp juróom fukk ci niñ ko toppee woon noonu ci ñaar fukki aay téeméeri aay yeeg fukk ak benn bi nga xamante ni tam beneen jàng la te mooy kaafi bi nga xam ni mooy signifier lu mat lu doy waaye moom daf ko tudde passage bi daf ko tudde pexe jigéen te pexe jigéen alquran daf ko jox cër bu ëpp doole pexe seytaane ndax pexe seytaane yàlla nee na garaawul kaana daifan mën ngeen ci rëcc te passage bi nañ koy jàngale mooy li ñu la wax ni Yuusuf dafa nekk ci apesanteuru kaana min ibadina al muxlisin te kooku tawkiit la yàlla ni Yuusuf du mës a jóg foofu mu nekk ndax liñ naan li nga jàppoon ba mel ni bu ko bàyyee ti jig na la am na périmètre boo xam ne boo fa xësee ba dugg tabaarakallahu ci dal xel ci rëcc ci pesanteuru àdduna dara du la jaral nga génn ca looloo dal Yuusuf moo tax ndeysaan Zuleyxa yi muy def yëpp moom ci àddunaam moom yaakaar na ni mën na jot Yuusuf mais Yuusuf Zuleyxa yi muy def yëngalu ko parce que dañoo bokkul espace vectoriel maa ngi jéggalu ci langage mathématique bi waaye ko bokkulul espace vectoriel opération wa mënu laa affecté loolu nag moom la xisa téere xisa yi wax kaydum raa inna kayda kunna azim bi buur bi wax ci passage bi li ñu jàng tey ci tajwid bi te àggaguñ ca defe naa ma ngay tolloog aaya 27 moom la Yuusuf di moom itam di jàngale fii te mooy ndekete pexe jigéen kenn mënu caa mucc donte yaa ngi ci ibadinal muxlasin donte yàlla baaxee na la li nasrifa anhu su'a wal fahsha jigéen ñi bu ñu tëralee stratégie lu ci bëri stratégie ba dafay dal waaye nag beneen jàngat mu ngi ci te mooy scène bi nga xamante ni dafa réduire ci ñoom ñaar kese léegi te ku nekk di dem ak sa la ñu waxoon dem wali kullin wijhatin huwa muwalliha dafa am nag fu mu teere si boo xoolee liñ la waxoon dem ni la ñett a ngi ci wastabaqal baaba muy li ñu bokk ñoom ñaar def ko mooy course bi te bokkuñu objectif waaye ku nekk yiw la tax a jóg Yuusuf ma ngay bëgg yiw ndax rëcc ci safaan Zuleyxa ma ngay bëgg yiw ndax li jotan am ci safaan bañ a fés benn bu ci nekk yiw la wa qaddat xamisahu min dubur mooy ñàkk pexe bi mu ko attaqué par derrière te attaque par derrière lâcheté moo koy def wa alfa ya sayyida haladal baab nag ca lañ toll mooy ñetteelu taawu scène bi tam ñoom ñaar rek la waaye gis nga alquran dafa respecté li ñu tuddee sémantique bi te mooy na mu commencé woon ca duel noonu la terminé ci duel donte scène bi am na ku leen ñetteel
waaye gis nga ni mu koy indee du ko indi ci sujet ci complément la ko indi wa alfaya ñoom ñaar ña commencé woon was tabaqaa ba wa alfaya ñoom ñaar itam nag ñu ñëw ñu fekk nag ci buntu bi xanaa sayyidaha gis nga sayid bi daf ko askanale uniquement Zulayqa Yusuf fii askanale wu ko dara ndax Yusuf jàppewul maanaam mook Zulayqa bokkuñu statut ci souverain bi nga xamante ni à l'époque moo doon numéro 3 du régime wa alfaya sayyidaha la dal baab bari na nag interrogation ci ni alquran indee baatu wa alfaya te boo demee ci biir alquran vocabulaire bi sax taxu koo takku noonu bu dee ci statistique rek la ndax defe naa ñetti yoon rek la ñëw ci conjugaison yu bokkul wa alfaya bi di duyel innahum alfaw abaahum dallin xamatuma fan nga koy fekk ca ma jumul ma nga ca suratu shuara de xanaa buñ jógee rek mottuli référence bi waaye daf lay wax ni ñoom kat dañoo fekkoon seen baay yi dëng ñu ñàkk fayda topp seen baay yi koo topp mu dëng yow ci sa bopp ca dëng rek ngay mujj ak bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana te ñoo bokk àtte bii daf ko def style indirect bii mu def ko style direct moo tax ba leen nekk troisième personne du pluriel bii nekk première personne du pluriel bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana déedéet ñun kay nekk ñu fi di sonn sax di inventé beneen yoon dañoo ñëw rek fekk fi li fi suñu bàyyi woon yàlla nay lu baax waaye aada lu ëpp li fi maam yi bàyyi woon lu ëpp boo ko toppee sànku loolu la alquran wax ndeysaan inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim la muqtadun wala la muhtadun mu ne antum wa abaukum fi dalalin mubin ndekete yéen ak seen baay yi ngeen xam ne dañoo sànk woon ca njàlbeen ngeen ñëw fekk cànkute yooyu ngeen renouveler ko yéen ak ñoom a bokk cànkute ndeysaan moom ngay dégg fan yi ñu la koy wax ci monnaie bu bees boobu ñu ne xaw ma dafa remplacer CFA te changé wuñu fondamentaux yi bu fekkoon ni fondamentaux yi dafa dëng xanaa nga def rek cosmétique daal di changer peinture bi rek te xoosuloo la fa nekkoon wallaay mook bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana ñoo bokk àtte waaye wa alfaya bi loolu la mooy ñoom ñaar dañu ñëw ci buntu bi te gis nga seen bi niñ la ko waxee course la wastabaqal baaba Yusuf jiitu ndeysaan ba muy agsi mu attaqué ko par derrière xotti mbubb bi seen boobu nag la moom la ndeysaan boroom këru Zulayqa fekke moom la xewoon ca biir dialogue yaag séduction yaag yooyu yëpp fekkewu ko donte mënoon na caa am soupçon nda fii nii texte bi ëndee dafa indi interrogation yu bare boo demee ci li ñuy suñu mbokk cinéaste yi li ñuy wax poussière derrière la scène mooy li ñu wanewul te mu bokk ci ndax xanaa kay théâtre boo koy def roman boo koy bind film boo koy préparé boo demee ca li ñuy wax coulisses da nga ca fekk lu bari loo xam ni génnul ci li ñu wane waaye ca la bokk waaye fii dafa am lu bokk ci scène bi te wane wuñu ko te mooy li ñu ne wa alfaya dañoo ñëw fekk sayyidaha la dal baabi ci buntu bi waaw est-ce que dafa nekkoon di épier est-ce que dañu fa daje rek circonstanciellement nga xamante ni trajectoire yu bokkul la rek ñu daje fa ci instant boobu wala est-ce que buur bi dafa taxawoon di xaar waaw qu'est-ce qui se passe fii xaaral ma xam ba xam fu muy mujj moom daal yooyu yëpp bu la neexee nga ni mi ngi ci coulisse bi waaye seen principal bi daal wa alfaya la wax mooy ñëw nañ daal fekk fa wa alfaya sayyidaha la dal baab moom nag lañ la wax ni la looloy seen artistique dafa laaj ñeent bi ci jiitu mooy observation mooy mooy ku nekk xoolante ni waaw moom nga dégg suñu mbokk anglo-saxon yi what's going on here waaw lu xew fii bi ci topp mooy analyse te analyse bi ku ne day def bosam interprétation mooy ñetteel bi ku ne def bosam délibération doog a ñëw te délibération itam dafa war a nekk benn délibération observation ku nekk mën ngeen a bokk scène bi te bañ a bokk qualité observation am na ñoo xamante ni seen observation superficielle rek la mooy dañu lay décrire Zulayqa de gis naa ko mu sol yëre bu mu musul woon sol coiffure bu mu musul woon sol Yusuf nag gisuma dara changé ci moom xanaa yëre bi mu sol xotteeku na ci ginnaaw analyse commencé na dafa am lu analyse superficielle am analyse approfondie
te foofu la ndeysaan borom xam-xam yi rawante na ki ñu la wax ne la alquran buy wax ak borom xel ak buy wax ak borom settantal xoolal rek xam nga borom xel boo ko déggee da nga naan kooku ñaw na mais alquran ne na borom settantal moo raw borom xel nda borom xel alquran mën na ko andil fukki argument bis bu nañu fàttali ko ca suratu baqara inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wan nahar wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfau nnas wa ma anzala allahu min as-samai min maan fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa tasrifi riyah wa saxaabi musaxari bayna samawati wal ardi la ayatin mu ne li qawmin yatafakkarun mu ne fukki argument ngi nii histoire géographie anthropologie art géologie mathématique droit économie fukki argument ngi nii nga ne yàlla koy waxal moo ñu la boroom xel nga ne kon de boroom xel yi raw nañ mu ñëw ci suratu Ali Imran su ma jumul ay ba cay tolloog téeméer ak juróom-ñeent fukk wala ak benn mu ne inna fi xalqi samawati wal ard na mu commencé woon bee la commencé bii seetlul création asamaan ak suuf nga ne wax nga dëgg de jar na seetlu de mu ne inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi leyli wan nahaar mu ne lële univers la lii nag temps la seetal cyclicité temps mbokk yi ñaar yooyu nit mën na dund junni at di ci gëstu te bis bu ne mu découvrir lu bokkul ak la mu découvriroon yàlla tënk ko ci ñaar yooyu ne la ayatin li ulil albab mu ne foofu laa tënk tegtal lu borom settantal li kon analyse yi bokkul fii ñett daje ci scène bi Zuleyqa Youssouf ñaar la ñu woon ñoom ñaar léegi nag souverain bi ñetteel na leen waaye dindiwul observation ku nekk ak bosam léegi nag analyse jot na analyse bu jotee dañu anticiper lenn ci résultat analyse bi te mooy waaw Zuleyqa daal la ñu gis ci ni ñu ko miinewul woon mu génne ci ay appartement wam mel ni kuy ku perdre le souffle xam nga ko doon daw Youssouf yéreem xotteeku ci ginnaaw ñu gis buur bi kenn waxul waaw loolu fokk ñu décortiquer ko mbokk yi interprétation yi commencé ñu ne seetal in kaana qamisuhu ñu ne kon comme yére bi moom mooy incident bi ndax moom la ñu gis mu xotteeku maanaam fii benn désordre rek la ñu fi gis mooy yére bu xotteeku looloy indice bi ndeysaan boo demee ci sama mbokk yi du ma tudd turam naa ci benn mbokk bu nekk ci daara ji ndeysaan ku ci sawar lool la ci analyse ci police scientifique waa seetal nag li fi désordre fokk ñu analyser ko te bu ñu ko jëlee dañ koy yóbbu laboratoire seet trace ADN yi ndeysaan moo tax yàlla bu la nee wa kullu saghirin wa kabirin mustatar nga war ko mën a gëm yàlla nee na gis ngeen bu leen fi nekk di sonn lu ngeen fi def rek man awma argument bu tuuti ak argument bu ndaw amul leen fee yu ndaw ak yu mag lu ngeen fi def muy lu mag mbaa ngeen tudde ko lu mag wala lu ndaw ngeen tudde ko lu ndaw léeg-léeg ngeen tudde dara lu ndaw fekk lu mag la ca man wa tahsabunahu yéen a ngi ko jàppe hayyinan lu doyadi wa huwa ta fekk indallahi ca échelle lu yàlla azimun lu mag la na nit a ngi def lu mu yëgul ni wala lu mu jàppe ni lii du dara fekk lu mag la ndeysaan moom nga dégg sëriñ bi doon ko wax ca la mu tuddee woon bàkkaar yu moderne yi bàkkaar yu moderne yi te cité woon ca ndeysaan li xew ci dëj yi léegi rek te ba ma koy wax boobu ak léegi xanaa ëpp na jege na juróom fukki at li xew ci dëj yi léegi mu ne dëj ku ko organiser pour jox nit ñi occasion ñu jëw nee na bàkkaar yi ñuy def yëpp bàkkaar boobu moo ci gën a garaaw nee na ki organiser administration te fexe ba fraude mënu caa jóg nee na bàkkaar yooyu moo gën a garaaw yàlla nag nee na yooyu ngeen di jàppe na mais garaawul nee na ak a garaaw wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim waaye analyse yi loolu la ñuy xool ci scène bi ana lu fi nekk désordre xanaa mbubb bi xotteeku kon nag seet leen ko su fekkee ni mbubb bi dafa xotteeku ci kanam lii mooy résultat bu fekkee ci ginnaaw hypothèse bi résultat bi lay joxe waaye seetlu rek ñeenti observation bi analyse bi interprétation bi ñëw ca lool délibération bi nag ma ngay teere ji ca buur ba la mu ne waaye Youssouf arid an haza waay te loolu dafay boole yu bari délibération dafay boole résultat wu observation résultat wu analyse sagesse su interprétation délibération doog a ñëw te bu ñëwee dañ caa war a ànd nga ne waaye li mu wax kat it makes sense mooy loolu yenu na maanaa seen artistique dañu la ne
ku ca wax rek yaa tooñ ndax kaddu dafa xajul mbokk yi boo demee di visiter lenn ci musée yi gën a màgg ci àdduna bi da nga fekk fa tableau artistique yi ñu gën a foog nga xam ne boo ko doon évaluer ay millions dollars lay jar tey boo ñëwee ku nekk ak interprétation wam waaye dañu lay wax ni la lii daal kaddu sax xaju fi xoolal rek te nga tiiral sa bopp sa conclusion nga dem waaye ku fa nekk di wax rek da nga koo nar a yàq léegi nag da ngay xool kan moo jalgate ñeenti yi ñu la wax observation analyse interprétation délibération te mooy seetlu settantal maanaam li ñu tuddee firnde te mooy waaw lii lan nga ci mën a génne ak atte mooy ñeent yi seetlu settantal firnde atte waaye léegi nag kan moo jalgati lii lépp te mooy Yuusuf rek la ñu gis ci moom tegtal yuy wane ni kii kat dañu koo tooñ maanaam li ñuy wax signe de victime ci Yuusuf rek nga ko gis waaye léegi nag comme Yuusuf moom la ñu gis ci moom signe victime da ngay bañ a gaaw nag lan la luwaawu réew mi wax lan la luwaawu réew mi wax luwaawu réew mi dafa ne ku teg préjudice ci famille yu buur bi dañu lay rey dégg nga loolu ku teg préjudice maanaam ku joteeg famille yu buur bi te mbokk yi loolu borom doole mooy defee noonu ndax looloy diggante légalité ak légitimité te lu sew a sew la boo demee ndeysaan suñu mbokk yi def droit de l'homme ak suñu mbokk juriste yi rek danañu la ca wax loo xamante ni mën nga dund téeméeri at te doo ko comprendre mbaa doo ko jeexal diggante légitimité ak légalité xaw ma nu ñu ko mënee firé ci wolof xanaa li yell ak li tegu ci yoon li yellu wala li yoon tëral ndelelee yoon dana tëral lu jubul mbokk yi mais ñun suñu loi fondamentale lu réew dafa d'accord ñu bàyyi xale yi ñu taxawaalu ci mbedd mi te ñu yëkkati ay milliards jox ko benn nit mu di ko dunde loolu légal na waaye légitimul Yuusuf nag ci diggante sew-sew yooyu la nekk te mooy est-ce que tooñul est-ce que dañu koo tooñ nit dana tooñ fekk moom ca biir tooñ ba mu tooñ moom ci boppam dafa tooñ mooy légalité ak légitimité seetlu bu baax li xew Zuleyxa jalgati bi mu jalgati seenu seetlu settantal firnde ak atte jalgati bi mu ko jalgati ci li mu jëkk a wax da moo jëkk a àddu te ñoom ñett bi ñu jóoree ci bunt bi noonu ñu ne waaw what's going on here lu xew fii moom moo jëkk ni naka la ko waxeeti sax maa jazaa'u man arada bi ahlika su'an daal di ñëw rek andi laaj boo xamante ni balaa kenn di tontu moom tontu na xam nga loolu dañ lay wax dafa suspect laaj boo xamante ni da nga war a xaar déedéet yow xaaruloo da nga laaj ba pare tontul sa bopp moom la olof yi naan moo tëgg moo tulli waaye boo xoolee lii lépp pexe Zuleyxa moo ko lal moom lañ lay wax kaydu mraa pexe jigéen pexe Zuleyxa moo ko lal pexe Zuleyxa mooy lan mooy léegi nag situation bi dem na fu mu foogul woon ba li ñuy wax léegi mi ngi bëgg ëpp loxo out of control mi ngi bëgg ëpp loxo kon léegi moom itam faw mu inventé stratégie bu bees te loolu mbokk yi jigéen ñi dañu ci ay champion jigéen laay gis situation boo xamante ni da ngay commencer yow di génne ay scénario est-ce que nii tout de suite nga ñëw rek mu génne la tout de suite moom mu jox la résultat tout de suite loolu yàlla moo leen ko baaxee dafa bokk ci seen may bokk ci seen ADN waaye ni ñu mën a jekkoo situation changer stratégie analyse xoolal Zuleyxa la mu tëraloon ca njaalbeen moo doon lan mooy séduire Youssouf am ko waaye léegi loolu échoué na bi mu échoué risque ngi nii boo xamante ni bu seetaanee rek ñu tëj Youssouf mbaa ñu rey ko loolu la constitution Égypte waxoon à l'époque dañu ni ku joteeg famille royale bi bu fekkee ni famille royale bi dañu am préjudice te mbokk yi préjudice xamuloo ni préjudice émotionnel am na te Zuleyxa préjudice émotionnel la am mooy bëgg na Youssouf te Youssouf nanguwul loolu préjudice la te loolu ngi fees dell ci penc mi ndeysaan waa loolu bu ñu attewoo ci li réew mi tëral constitution Égypte ancienne à l'époque kon Youssouf dañ koy rey duñ ko sax tëj dañ koy rey waaye déglul Zuleyxa ni muy sauver Youssouf ci biir tooñ bi mu ko tooñ ma nga koy sauver
hal naka la ko waxeeti maa jazaa'u man arada bi ahlika su'an lan mooy penu ki préjudicier sa famille lan mooy penu ku porter préjudice sa famille illa an yusjanna dégg nga de waxul sax an yusjanna daf ni illa maanaam dafa indi formulation exclusive lenn rek laa fi gis ni mooy penam mooy nañu ko tëj ndax looluy sauver Youssouf lu maanaam lii dafa yéeme ci li Zuleyxa jalgati ñeenti étape yëpp jubal directement ca ñeenteel ba te mooy délibération boo xamante ni du woon sax cëram xaalat bi rek moo lay wax ni am na lu jekkul fii xaalat moom rek mu daal di commencé rek daal di wax maa jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjanna mu tëb étape bu njëkk bi tëb étape bu ñaareel bi tëb étape bu ñetteel bi nekku fi di seetlu nekku fi di seetantal nekku fi di génne firnde ñëw directement ci atte bi te atte bi du atteem waaye gis nga loolu bu ko deful rek ndeysaan Youssouf dañ koy daal di rey te moom ñaara ngi nii wala ñett ngi nii yoo xamante ni teg na ko ci stratégie am pour sauver Youssouf bu njëkk mooy daf ko bëgg te jigéen bu bëggee ndeysaan day toujours dundee yaakaar rek ak góor itam bëgg ki bëgg day toujours dundee yaakaar rek te waxuma bëggu bi ñu tuddee amour maanaam nit lu muy convoiter rek gis nañu fi ay nit ñoo xamante ni dañuy dem ci seen loi fondamentale réew ñu ne leen yow kat yaay numéro 2 du régime président bi bu deewee tey yow yaa koy doon boo amee 80 ans it fa lay toog lu tax parce que mi ngi dundee yaakaar toujours ki bëgg toujours day dundee yaakaar Zuleyxa ba léegi mi ngi am yaakaar ne non cofeel bu mu am ci Youssouf mënul naxasaay waaye beneen bi mooy nangu bu mu nangu ni injustice la ndax Youssouf deful dara ñetteel bi mooy fàttewul la ko borom këram waxoon ca njàlbeen ak wi maswaahu asa an yanfaana gis na ni Youssouf mii de li ñuy wax jiwu ëllëg semence du futur waa ñett yooyu nag moo tax ndeysaan mu ne kon daal il faut que mu indi stratégie buy tax mu sauver Youssouf kon ñu la waxoon ni la règle ñeent yi te mooy seetlu setantal firnde atte Zuleyxa daf ko jalgati waaye di mu ko jëkkee jalgati mooy li mu jóg rek wax te amul woon kaddu ci seen boobu normalement borom këram moomoon kaddu bi mu ñëw rek moom àgg directement ca atte ba waaye ñaareel bi mooy li mu sauver Youssouf ndax ñett yooyu ma la wax cofeel bu mu am ci moom nangu bu mu nangu ni wax dëgg yàlla lii nag jekkul ci Youssouf deful dara ak yaakaar bu mu am ni kii kat jiwu ëllëg la kon gis nga argument wu Zuleyxa maa jazaa'u illa an bi lu mat a seetlu la te mooy li mu ne waa lan mooy penu Youssouf lu dul ndeysaan nga xool kon liñ la wax ni la diggante légitimité ak légalité xam nga boo demee liñ doon wax bërki démb te formulation bi sax xawoon ñu réer ci Laxdari yu da lay wax wala yatlubu rida al maxluqiina bi suxtil xaaliq xam nga rida al maxluqiina bi suxtil xaaliq dafay àtte légitimité ak légalité na dañ lay wax ñu la waaw bul dem nag di topp bànneexu mbindeef te ci topp bànneex bi nga koy topp yaa ngi sànk àqu ki bind wala yatlubu bu mu sàkku rida al maxluqiina ngërëmu mbindeef yi bi suxtil xaaliqi ci sànk àqu ki bind te mooy yàlla te moom la góor ga way wa taariku awqaati salaati li xidmati cheikhi ndeysaan waxtu julli jot bàyyiwuloo la ngay def nga dem joxe farata bi nga xamante ni moo dox sa digganteeg sa borom xanaa nga ne sëriñ bi daf maa sant nangam daf ne naa ko defaral café wala naa ko defaral ataaya yaa ngi ci sàkku ngërëmal mbindeef tey sànk tabaarakallahu atte yàlla waaye loolooy légalité ak légitimité ndeysaan te mooy Youssouf booy xool ci atte réewu Misra dafa teg daan wala dafa am lu mu préjudicier maanaam dafa am loo xamante ni teg na ko ci famille yu buur bi te mooy li ndaw si wax rek daf ni maa jazaa'u man araada bi ahlika su'an loolooy araada bi ahlika su'an mooy préjudice bi mu leen teg bi mu teg famille yu buur bi lu tax ndax Zuleyxa bëgg na Youssouf te Youssouf bëgg ko loolu mbokk yi préjudice la waaye léegi nag moom la ni illa an yusjanna xanaa ñu tëj ko mais gis nga tam pour
pour maanaam li ñuy wax jox sa argument tuuti espace pour ñu ne moom kat dafa tëj waxam kenn mënu caa génne leneen mais mu indi beneen option aw adabun alim waaye gëmul adabun alim bi gëmu ko daf ko wax noonu rek nga nit ndeysaan léeg-léeg mu wax lu mu gëmul daf ne waa lan mooy peine bi ñu war a teg ki teg préjudice sa famille xanaa ñu tëj ko ñuy xoolante tëj mu ne wala boog ñu mettital ko mais gëmul mettital bi parce que ki nga bëgg ndeysaan doo bëgg ñu mettital ko te Youssouf daf ko bëggu mbëggeel waaye daf ko bëgg aussi bëggu njaboot parce que dañ ko koo dénk te xam na ni xale bii mu jàkkaarloo xam na ni jiwu ëllëg la ndeysaan mu nekk nag ci diggante légitimité ak légitimité bi mooy ki tooñ wala ki ñu tooñ te fekk moom dafa tooñ nda Youssoufa dañ koo tooñ ci légitimité waaye moom dafa tooñ ci légalité nda ndeysaan loolu la constitution bi tëral mbokk yi gis nga légitimité ak légalité boo ko doon xool wallaay kenn mënu laa wax ni mu sewe ak ni mu mën a jure ay abus nda yu bëri abus yu bëri yi ngay gis ci justice foofu lay génne mooy ñu ne la ndeysaan loi bi kat lii la wax loi bi loolu la wax nga ne waaw loi bi de lii la wax te ndeysaan sama mbokk yi ci tali bi bis bu ne ñu dajeeg moom ndax xam nga da ngay ñëw li ma doon wax mbokk yi barki démb waa jooju ndeysaan ne woon dafa ñëw ci dëkk boo xamante ni miinu fa mu dugg ci benn tali benn policier taxaw arrêté ko mu ne ko lan la mu ne ko fi nga jaar sens interdit la mu ne ko gisuma fi tableau de mu ne ko fii sens interdit la laa la wax waaw seetlul rek xam nga sens interdit normalement dañ ko war a wane ba mu ne fàng interdiction de tourner dañ ko war a wane ba mu ne fàng waaye bu fekkee amuloo panneau teguloo fa dara loolu bu dee légalité yi nekku fa kon ki nga jàpp ci loolu blessé nga légitimité te yow li nga ne loolu moo légal amuloo ca firnde mi ngi jur ay abus yu kenn xamul nu mu toll fekk na nag yàlla ci àtteem la mu waxoon ci biir ci li ñu jàng tey defe naa su ma juumul ca aaya bay tolloog 21 wallahu ghalibun ala amrihi xamuloo ni yàlla ku mën plan wam la du ñu ngi lay wax pexe jigéen a ngi indi pexeem buur bi ndeysaan am na stratégie moom la ñuy wax ci histoire Youssouf ku nekk ak sa stratégie frères yi amoon nañu seeni stratégie ndeysaan Yaqub moom itam am na stratégie Youssouf am na stratégie mais ñoom ñëpp yàllaa leen féete kaw gis nga moo tax mu utiliser baatu ghalibun yàlla moo féete kaw toutes les stratégies yi gën a xereñ wallahu ghalibun ala amrihi te stratégie yàlla dina déroulé wu ci façon boo xamante ni ndeysaan liñ naan yàlla buy defar day mel ni koy yàq da ngay commencé di gis ni waaw mais lii naka la mënee demee xoolal rek ndeysaan Youssouf bi ko frère yi jàppee di ko mettital nga ni waaw yàlla lu mu mënee seetaane lii léeg-léeg nga gis ci penc bi ñu wax la lu mel noonu yàlla lu mu mënee seetaane lii fekk yàlla daf la bàyyi ak sa responsabilité waaye nag wallahu ghalibun ala amrihi mbokk yi légalité ak légitimité daal moo ñëw ndeysaan ci délibération bi nga xamante ni moo jeexal aaya 25 bi te mooy li Zulayxa atte boo xamante ni boo ko xoolee da nga naan atte bu dëng la mais fekk na bu dëngee itam jub na ndax la muy sauver Yuusufa ndax bu waxul woon loolu rek ndeysaan bu buur bi bàyyee ñu appliquer loi fondamentale u Égypte rek bu boobaa ndeysaan dañuy rey Youssouf te bëggul ñu rey Youssouf moo tax mu daal di jëkkante rek maa jazaa'u man arada bi ahlika su'an lan mooy peine bu ñu mën a teg qui porte préjudice sa famille illa formulation exclusive mooy beneen argument illa an yusjana xanaa ñu tëj ko te dana dem ba ca biir ndeysaan mu layalaat ko moom ci boppam pour setal boppam ci liñ ko doon tuumaal ne ko yow kat turaawidu fataha an nafsihi yooyu yëpp ndeysaan ma ngay ñëw ca kanam incha allah mbokk yi dañoo nekk ci yoon bu fekkee jàppandi na ëllëg ñu andi téeméer ak juróom bi bu jàppandiwul ba keroog muy jàppandi rek incha allah ñu ngi leen di souhaiter yéen ñëpp nag joyeux Noël ngeen profito ci ni ñu ko miine muy aada suñu réew ñu dajaloo en famille dajale njaboot yi dajale xale yi bégal jigéen ñi loolu farata la yiw bu rëy moo ci nekk yal na yàlla jàppandal yépp te may ñu fekk ay at yu bare incha allah asalaamaaleykum